Il y a un poète qui a écrit quelque part que ne sois jamais jaloux du bonheur des autres, car un jour viendra et ton tour viendra. Aujourd'hui, on va essayer de parler de manière plus simple sur la jalousie ou bien la haine en quelque sorte. Et si on entend ce mot, on va penser directement à Satan Iblis, parce qu'il a été le premier créature qui a senti une haine à travers d'un autre créature. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite dès maintenant à abonner sur notre chaîne si tel n'est pas encore le cas, rien que pour ne pas rater les prochaines vidéos qui arrivent ici de temps en temps. Et par la grâce de Dieu, si tu peux partager cette vidéo pour que les autres puissent tirer davantage, faites-le. Car il y a l'existence du principe de karma qui veut nous dire que tout ce que nous donnons nous revient, mais de manière plus forte. Borom Al-Qur'an ni man amila salihan fali nafsi waaye waman asaa fa alayha. Tey nag suñu waxtaan dañ koo fas yéene woon a def ci li nga xamante ni mooy kiñaan nag buñ ko déggee suñ xel day daal di dem ci ki nga xamante ni mooy iblis, ndax mooy mbindeef mi njëkk a yëg kiñaan mu bàyyi ko ci xolam jëm ci moroomam bindeefam. Bu demee ci suuratul baqara keroog bi nga xamante ni yàlla bind na asamaan suuf si, bind géej gi, jiiri ji, jaww ji, bind li nga xamante ni mooy jant bi ak weer wi, bi mu bindee malaaka yi xamulu leen dara, daa jël iblis nag def ko muy seen njiit, may ko xam-xam bu bëri ba iblis waxoon nañ ni ginnaaw yàlla kenn ëpp ko xam-xam ci kaw suuf. xamante ni borom bi dem na ba na ma bind nit nag dafa dajale malaaka yi yépp ni leen inni jaa'ilun fil ardi xalifa, je vais rétablir un vicaire sur terre, damay bind nit wàcc ko ci suuf mu may jaamu. malaaka yi ni ko ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak, ni ko ndax da ngay bind koo xamante ni da nga koy wàcc ëllëg mu lay mooy di la def lu la neexul. borom bi ni leen inni a'lamu ma la ta'lamun, je sais des choses que vous ne savez surtout pas. suñu borom bind na maam Adama alayhi salaam daf ko may xam-xam boo xamante ni muy ko malaaka yi muy lan daf ko xamal li nekk ci kaw suuf yépp ba pare yebal ko ni ko demal nga jàngal ko malaaka yi. bi moom Adama demee jàngal ko malaaka yi ban man ko suñu borom woo malaaka yi ni leen da ngeen koy delloo njukkal ndax moo leen xamal lu ngeen xamul woon. ni leen kat usjudu li Adama, léegi dem ngeen sujootal maam Adama. ci la malaaka yi yépp demee sujoot ba mu des ki nga xamante ni mooy iblis, ndax lan iñaan jàpp na ko, ndax foogoon na ni moom lu yàlla bind rek moo la ëpp xam-xam. mu ñëw nag Adama jàngal ko loo xamante ne xamu ko woon, mu iñaane ko lool ba lànk ni du ko sujootal. si la ko suñu borom ni ko uxruj minha fa innaka rajim, ni ko génnal fii dàq naa la, si bu ëllëgee sa kër du doon fenn fudul li nga xamante ni mooy safara. si la suñu borom waxee maam Adama ni ko uskun anta wa zawjukal janna, demal yàgg sa soxna Xawa ngeen dëkk fële ci aljana, waaye wa kula minha ragadan haysu situma, lu leen neex ma ngeen koo lekk, waaye wala taqraba hazi sajara, ba mu des bi la garab na ngeen ma ko fi bàyyil. iblis si la déggee loolu kat xam nga picc bu lakkee dee bëgg morom ja lakk, ni kat comme que yàlla tere na ko li dinaa fexe ba mu def ko, bu ko defee man it ma am morom. ci la iblis demee di ko jay ba maam Xawa ak Adama lekk la nga xamante ni mooy garab ga, si la ko suñu borom wàccee fii ci suuf. iñaan nag buñ ko waxee mooy yàlla defal nit ki dara yéenewu ko ba sa xol di ca bit, ca loolu bu la dalee amatoog nit ki problème, mais yàlla ngay xeexal, ndax moom borom bi dafa wax ci alquran ni am yaxsuduuna annaasa ala ma aataahumullahu min fadlihi, ndax da ngeen iñaane nit ñi leen am ca man yàlla maa leen ko defal. borom xam-xam yi wax ni bàkkaar yi nga xamante ni nit ki daf koy def yu ci bëri am na bànneex ba mu des iñaan. boo jëlee njaalo li muy bon am na bànneex, nga jël sàcc li muy bon am na bànneex boo rawee, naan sàngara li muy bon am na bànneex boo màndee, ndax borom xamakat daf ni fa innal mudaamatu xawil ijaama watas fi shiqaama watan fi tarax, boo amee jafe-jafe àdduna ba naan sàngara ba màndi lépp ngay fàtte, waaye kiñaan du la jural lu dul ay bàkkaar yu yokk. loolu tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf doon wax naan prenez garde à la jalousie car elle consomme les bonnes actions comme le feu consomme le bois. mooy iyaakum wal xasad innal xasada yakulu xasanaat kama takulu naaral xatab. yonent bi dafa wax ni maa ngi leen di wattandikuloo li nga xamante ni mooy kiñaan, ndax kat kiñaan day lekk jëf ju baax comme ni nga xamante ni noonu la safara di lekkee li nga xamante ni mooy mat. donc un jaloux ne peut jamais réussir dans la vie car sa jalousie le détruit brutalement. Bon, pour mieux mettre les points sur les i, je vais te raconter une petite anecdote qui se trouve dans un livre intitulé de Ruhul Bayan.
boo demee ci ruuxul bayaan ulama ut tafsir yi ñu ngi fay nettali benn histoire nee nañ dafa amoon benn buur bi am ab xaritam ñoom ñaar ñi bëggante lool ba buur bi daan ko invité ci paleem daan ko defal ay xewel yoo xamante ni yu bëree bëri la am benn waay bu ko gis daat koy iñaane loolu dem ca buur ba ni ko kii nga jël def ko ca wedde muy sa xarit boo xamoon lim lay wax yépp de dinga ko fi jëlee dem na sax ba àgg si naan buur bi gémmiñ gi dafa xeeñ buur bi ne ko naka laay xamee ni moom moo wax sama gémmiñ dafa xeeñ waa ji ni ko danga koy invité buy ñëw di nga gis mu jël loxoom daat koy def ci gémmiñam buur bi ne ko boo demee ne ko na mu wuy si midi pile léegi ci la waa ji jógee dem si xaritu buur bi mu demee nag néew ko buur nee na daf laa soxla waaye daf ko invité ñoom ñaar ñiy lekk goo nag dafa amoon li nga xamante ni mooy soble xaaral bi mu demee ba nga xamante ni midi 2 minutes moo si des mu ne ko buur nee na daf laa soxla woon fàtte naa ko ci nga gaaw waa ji daal di jóg gaawantu ndax lan bañ naa tardé bi mu dem ba si yoon bi sentir ni gémmiñam mi ngi xeeñ mu jël loxoom dëpp ko si gémmiñ gi ndax lan bañ a xeeñal buur bi bi mu demee buur bi gis ko ni kat kii ndeke sama noonu la li ñu doon wax si moom yépp dëgg la daal di wut big ak fooy te ñaari buur bi ñëpp xamoon na ni à chaque fois bu daan bindal boppam rek sec la bu mu daan maye cette fois ci nag bi mu bindee daa bind si lettre bi ni kii indi sama lettre bi bu dikkee na nga ko rey daal koy jël jox ko waa ji dugg ko si enveloppe jox ko xarit bi ni ko yóbbul ma ko ci beneen buur bi mu génnee waa ji noon bi gis ko ni ko ndax buur bi moo bind lettre bi ci loxo mu ne ko waaw mu ne ko danga ma koy may mu ne ko lettre bu la jox yónnee la ko noo koy mayee ku toll ni buur moom ñi jëm kaw suuf mu bab ko ba mu may ko lettre bi mu demee ca buur ba yóbbu ko buur ba mu ko ubbee jàng ko mu ne ko buur bi ne daf ne naa la rey mu ne ko du man xaritam bala mu ne ko ku indi sama lettre bi rek la wax mu daal koy jàpp daal koy rey loo si déggee iñaan néeg la boo xamante ne rek boo ko yéenee nit boo moytuwul yaa cay fanaan min ka ilayka la balu tànk si la boo xamante ni danga koy dóor si miir bi mu dellu si yow boo demee ci muxtaaru adab dafa am benn waay bu bind wa ida sadiqu raaytahu mutamalliqan fa huwa al aduwu wa xaquhu yatajannabu si tu vois ton ami avec ton ennemi sache que les deux ce sont tes ennemis l'un secrètement et l'autre publiquement boo demee ba gis sa xarit mu ànd ak sa noonu jàppal ni ñoom ñaar ñëpp say noonu lan Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag daan wax naan ahbib xabibaka hawnan ma asa an yakuna baridaka yawman ma waaye wa abrid baridaka yawman ma asa an yakuna xabibaka yawman ma mais aime ton ami modérément peut-être un jour il deviendra ton ennemi mais déteste ton ennemi modérément peut-être un jour il deviendra ton ami. Donc, envier les gens ce que Dieu leur a donné, c'est une perte de temps. Car le bonheur se trouve dans les mains d'Allah et il le donnera à qui et quand il veut. Donc, n'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo. C'était bel et bien moment. On se cache pas.